sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci dalal bi donte sax yombul woon ñu ñoo ko sàkk woon pour mën a ñëw waxtaan ak yow loo xamante ni ci seen communauté ci li nga xamante ni nit yi buñ ko seetaanee dinañ ci mën a jàng lu bëri ci yoonu Layeen ak ki nga xamante ni mooy kilifa yi bu fi yàlla teg. donc di la wax rek nga présenté wu nga nuyoo internet yi lay seetaan. bismillahi rahmaani rahim. auzu billahi mina sheytaani rajim la xawla wala xawta illa billahi al azim. ginnaaw bu ñu tuddee sell ak màgg suñu borom ñu ngi sàkku ci moom mu musal ñu seytaane di julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di dëggal nekk ak démbam ci Muhammadu Rasulullahi ak nekkum tayam Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam di ñaan yàlla moom mi nga xam ne moo ñu yilif moo ñu moom su doon lu ko neex rek tey suñu kàddu bañ a jëpp àgg kaw kon loolu mooy am ñu ngi koy ñaan kon moom nga xam mooy suñu borom mu may ñu ba lépp luñ ci wax rek mu nekk luy defar la mu nekk lu rafet bi dolli suñu ngëm gën a yokk suñu farlu jëme ci nit ñi parce que bala ngaa defar yàlla defaral nit ñi pare donc li may wax daal fasuma ci yéene gaañ kenn fasuma ci yéene wax kenn lu ko naqari dama ci fas yéene rek def loo xam ne rek ci sama kéemta lay kantan yaakaar naa ni mën naa ko def muy ak yokkute ci kër gi yokkute ci nit ñi et puis gën a rafetal suñu kër tamit incha allahu rabbi. d'accord donc ñenn ñi ñoo ngi naan yaay porte-parole bi ñenn ñi dañu xamal ne jege woon nga ki nga xamante ne mooy xalif bi fi yàlla def tey ñu bëggoon nga leeralal ñu ci yooyu. loolu dinaa ko leeral ci fànn bu gàtt rek. sant naa yàlla bi mu defee ma nekk ci nit ñi nga xam ne jege nañ ko ma nekk ci kenn parce que ñoo màggandoo ci kër woy juróom di sama maam Seydina Mandione Laye yar ñu moroome donc su ma demee ba ñuy wax naan xaritam laa jege naa ko dama koy sant suñu borom parce que kenn ku nekk bëgg nga sa woy jur mu nekk sa jege ñaale waaye nag dinaa wax leen ne loo xam ne lu yomb la sàkkuma porte-parole am sàkkuma secrétariat am defuma porte-parole defuma secrétariat yàlla def na suñ delloo ginnaaw fanweeri at ci ginnaaw xaw na bari maa ngi nekk ci wetam di jéem ci sama kéemte lay kantan ci li nga xam ne mooy diggante baay ak doom di ko indil li nga xam ne doom mën na ko indil waajur di ko indil loo xam ne xarit mën na ko indil xarit di sàkku ci moom loo xam ne su ma sañoon su amee soxla ko ma ko ma sant ci yàlla bi nga xam ne yàlla defal na ma loolu sama diggante ak moom ndaxte moom dafa nekk nit koo xam ne yàlla dafa def ba mu jógee France ba ñibbisi dafa toog jàppa njàmbur mu génnoon demul fenn donc fréquenté que yombul woon parce que du dem lente mais man maa jëloon ci sama gis-gisu bopp ak sama coobare bopp ma ne man dinaa fexe ba nekk koo xam ne jigéen na ko di xam bëgg-bëggam di xam ni bañ di ko jéem a jàppale ci wàll goo xam ne moom du génn ma ngi gën di ko indil loolu moom am naa ko sama diggante moom te ma sant ko yàlla aussi ma am ci fierté parce que man loolu fierté laa ko def su ma waajur la mu nekk sama xarit fierté lay nekk ci man mais du ma encore une fois du ma porte-parole am du ma secrétaire particulier am doomam laa joo xam ne dafa nangu nekk taalibeem démb bi laa yàlla indi li tey parce que lii ko yàlla indi tey ñun ñëpp kenn xalaatu ko woon yàlla ak ay mbiram ma sant ko suñu borom loolu moom mën naa ko wax ci leeral ci suñu diggante waaw. léegi nan la ñuy choisir ki nga xamante ni moom mooy war a toog nekk xalif gérer toute une communauté ak ñi nga xamante ne ñoom comme ni ko waxee porte-parole secrétaire ñu koy jege yooyu yëpp mën a leeral. loolu du loo xam ne tey la am. mais avant muy dem di génn àdduna dafa organiser këram mooy lan mooy ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel muy doom muy sët muy jarbaat ak muy saaba yi nga xam ne ànd na ak moom ci jamono yi mu nekkee ci digg woote bi nga xam ne Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaam mu ko daan wooye Issa mu ndaw mi ngi fi woon ak ay rakam sunu maam Seydina Mandione dafa am benn bis yàlla am lu mu ko wan ci digganteem ak boromam ak mayi boromam mu xool ko ba mu neex ko mu ne ko lii de sant ko sa borom parce que yàlla moom moo maye moo la may lii waaye nag na nga xam lenn
ak lu yàlla may lu mu toll loo ko naw soo gestoo rek sa mag bu taxawee toppal ci ginnaawam te la nga am nga jël ko nga dugal ko sa poos wallahi al azim. donc loolu sunu borom def na ko ci Seydina Limaamu mu jàngal ko njabootam yemul foofu mu jàngal njabootam ak toppee ba ay jamono Seydina Isa mi nga xam moo doon taawam génn dem bayti Maamour te sorte que bi nga xam ne sunu borom def na tey jii yàlla jël Seydina Limaamu Mahdi indi ko ci boppam mu uyu ji ko boppam en 1909 Seydina Issa Rouhou Laye nekku fi Seydina Mandione jël jaasi taxaw ne kenn du rob baayam te Seydina Issa Rouhou Laye ñëwul kooku mu ngay taxawal wax ja baayam waxoon ne que kii mooy sa kilifa mooy sa mag mais avant muy génn àdduna Seydina Limaamu dafa leen woo dajaleem njabootam wax leen ne képp ku mag ci yéen jiital leen ko ngeen wormaal ko xam nga wormaal boo ko déggee ñu koy wax rek mooy bul lijjanti affaire am comme que yàlla teg na ko fi rek seetal ne yàlla teg na ko fi nga topp ci ginnaawam xam bu amee wormaal rek mooy bul lijjanti bul seet bul tànn donc Baye Laye moo defaral boppam këram nan lay doxee. bi loolu amee Seydina Issa Rouhou Laye ñëw Seydina Mandione dafa agsi rek Seydina Mandione pour la première fois mu sukk ci kanamam jël loxoom fóon ko ziar ko ne ko Seydina Issa Rouhou Laye moo ko jëkk woowee Seydina Issa Rouhou Laye ne ko dalal jàmm sa baay mi ngi ci biir kenn dencagu ko ñetti fan mu ñëw jullee baayam ay rakam topp ci mu génn àdduna moom Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaam Seydina Mandione topp ci ginnaaw de la manière la plus naturelle ñu nekk fi juddu ci Seydina Mandione juddu ci xilaafa Seydina Mandione jóge fi en 1971 ñu nekk ay mag jëmm nekk ay mukallaf mais taawam Seydina Issa Rouhou Laye pas taawam parce que moo ko jur mais moo mag ci sët yi moo fi nekkoon ak Serigne Ablaye ak Parane maam Alassane Laye ak ñoom Ousseynou Laye ak ñëpp ñoo fi nekkoon kenn werantewul ne kii dañuy fal wala dañ dugg si biir nekk non amul dafa ñëw toog ay mag rakam topp ci ginnaawam mu doxal diine ji ay dizaine d'années jóge fi maam Alassane Laye nekk xalif kenn werantewu ko maam Alassane Laye mi sama xam mooy sama pap bi mu génnee àdduna diine ji dañ ñëw jaale si diine ji jaale si xalif bi Baye Ablaye Thiaw ñu ñëw jël Baye Ablaye Thiaw mu nekk xalifa de manière naturelle la preuve le lendemain matin bi ñu ñëwee ñi dañ ñëw di jaale si xalif bi kenn waxul na fan na amu fi et c'est la manière la plus naturelle aussi tey jii Baye Ablaye Thiaw génn àdduna ñun ñii nga xam ne tey sama taw pap moo mag Pape Doudou Matar mais du xalif Seydina Laye moo mag Pape Doudou Matar mais du xalif tonton Laye Matar mooy xalif parce que sunu baay la ñun sunu tuur su dee la ay la sunu ay ñëwagul te kenn ci ñoom aussi yëkkatul baatam ñii ñuy wax leen neex kenn ci ñoom yëkkatul baatam contesté loolu wala ne loolu amul ñoom ñëpp koo ci dem tey ji moo gën a juboo ak Papa Doudou Matar tey koo ci gis ñoom muy Seydi Thiaw muy Seydina Laye dañuy waxante di jëflante te ñoom xamante ne parce que ñoo nekk noonu Maroc donc c'est que nag àdduna moo demee ne am na toujours ay wax yoo xam ne dina jóg ay nit di ko yëkkati mais yéen ñi nga xam ne yéenay doxal jubal yéen a warul déglu loolu ngeen def ba nga xam ne nit ñi sans ngeen wax wala ngeen xuloo sax dinañ delloo seen bopp parce que yéen a ngi dox li nga xam ne moom la seen maam dëggal loolu mooy li nga xam moo am ci kër gi ci noonu la xilaafa noonu la fi nekk ki mag rek mooy jiitu ci papa yi bu papa yi jógee doom yi ñëw bu doom yi jógee seet yi ñëw ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite waaw. bu ñu jógee ci loolu rek ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy Pape Abdoulaye Thiaw yàlla na suuf oyof ci kawam. du mu génnee àdduna ñu yëpp Sénégal yi àdduna bi yëpp am nakar fii ci Yoff ak Cambérène nit yi nan lañ ko dundee. bon dund gi nag bon dina xaw a naqare décrire parce que kenn ku nekk yaa am sa yëg-yëgu bopp mais xam naa ni tristesse moom loolu moom njàqare ak tiis moom loolu bari na fi moom. par exemple man mën naa wax sama rapport ak moom parce que xam nga nit bu defee lu baax am na droit sagoo ko te ñun ñëpp la ñuy ut. waaw man Baye Ablaye moo ma jox wér man en 1972 dama ñëw si Baye su nekk man comme que dama bëgg damay pare dem France dama bëggoon jël wér bala ma dem mu ne ma est-ce que man mën naa la jox wér si Ablaye nekk fi mu ne ma ren sax loolu jox wér demal si Ablaye ma jox la wér naturellement parce que man sama xarit la. Baye Abdoulaye sama papa bi ma jur mosuma bindal cahier de recommandation depuis que ma nekk man jàll Baye Abdoulaye ku ma amal affaire dans l'administration leneen ci jamono moo ma bindal lettre recommandé ma kooku c'est-à-dire que ñun on avait des pères
c'était des patriarches ay patriarches lañu ay kilifa lañu woon yoo xam ne ñoom njaboot moo leen gën a lépp te njaboot gi nag du question doom ak bañ a doom seen doom man sama papa ki ma jur j'ai peu vécu avec lui su fekkente ne mën naa wax parce que dem naa ba nekk mukallaf ba am njaboot ba am ay doom mu door a nekk sama papa dans le vrai sens du mot mais Baye Cissokho moom depuis 56 57 ba 1987 si loxo Baye Cissokho laa nekkoon tu vois moom dugal école 58 ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc moo nekkoon sama papa moo nekk sama papa dans tous les domaines du sens donc yooyu famille noonu lañ ko doon tiise suñu kër ñun amuñu woon xaj ak seen ci paa yi tey jii kay ñun ñoo tumuraanke ñun vraiment parce que suñu xoolee autour suñu papa yooyu gisuñu leen te suñu papa yi tey ñoom dañu jaaxle ñun xam nga dañuy xaw a jaaxle ñun tamit te suñu papa yi ils sont vraiment affectés oui ils sont affectés waaw parce que ñooñu seen mag la ñu woon mais dañ leen magoon mag boo xam ne dañ leen joxoon sax ciru baay waaw moo tax Baye Abdoulaye a laissé un vide boo xam ne non seulement mu dafa dem mais dafa dem yu bari toute une génération waaw. donc tey comme ni nga ko waxee nga nekkoon tout son aile mu nekk koo xamante ne moom moo la yar et tout lan la xam ne loo xam ne dénk na la ko tey ba njaboot gi bu ñu ci toppee rek juboo ak déggoo rek ak ci ngeen ñi. xam nga comme ni ko wolof waxee rek c'est-à-dire doon na nit nga roy ko ci lu baax mooy doon bi gën doon na Baye Abdoulaye dafa nekkoon le porte-voix pas le porte-parole seulement mais le porte-voix de la communauté layène lépp loo xam ne Seydina Limaamu alayhi salaam jàngale na ko ci jëf ju baax ci jukko ju baax ci jëfin daf ñu ko daan wax tous les samedis que jëfee Baye Abdoulaye te dafay taxaw di def ay jàng de 10h à 6h du matin di ñu jàngal parce que li nga jàng ci moom sax parce que mooy ëpp sax li nga jàng ci livre yi te li mu ci gën a li ci gën a am solo pour defar famille mooy toppee Baye Abdoulaye dafa toppee ba ñenn ñi sax au début xamuñu woon ni ci kër gi la bokk dañ defoon ni ku ñëw ci kër gi la rek mu nekk seen loxo nekk seen jëwriñ or que moom ñoom ñoo bokkal leen la preuve yàlla def na ko mu toog nekk xalif loolu nag booy jàngat ci moom boo koy tiitaroo man li may tiitaroo moom mooy li ma wax ne ma jàll c'est-à-dire noo koy jël nooy maa si man jàll sa maam nee na ngeen toppante ngeen nëbbalante ay ngeen sangante sutura ngeen bëggante parce que Seydina Limaamu alayhi salaam bi mu wootee avant mi wax julli ak woor dafa ne bëggante leen soppante leen nëbbalante leen ay ayib dee leen jéggalante dee leen jëlalante te bu leen suufante c'est loolu la wax ba pare wax ngëneel yëpp ba pare ne bu leen jëw bu leen rambaaj pare na nag jaamu yeen yàlla ngeen julli ngeen woor te ngeen rafetal julli gi dafa rafetal jaamu gi parce que boo defarul sa diggante nit ñi sax jaamu yàlla rek moo xam ne nag muy attee mais rafetlu wuñu ko ne yàlla dina ko nangu donc dafa defar suñu diggante Baye Abdoulaye c'est ce qu'il a fait daf ñu tàggat boo xam ne bon kenn ku ne man su ma ko waxee kenn du ma weddi man su ma waxee nii man Baye Abdoulaye tàggat na ma kenn du ma weddi parce que sa dëgg suma xarit la woon suma papa la woon suma xarit la woon am naa benn xarit boo xam ne yéen war ngeen xam parce que moo yor ci bari ci communication laay ni mooy Seydina Issa Laye Diop tous les jeudis soir dans 3 fois dans le mois dinañ dem jeudi dem toog ak moom reerandoo ak moom toog di waxtaan ak moom mu ñuy jàngal ñu koy préparer ay gàmmoom ba 2h 3h du matin te on le fait 6 mois dans l'année donc kooku am na loo xam ne kenn ku nekk ci ñun jàng et puis li sax mu neex nag kenn ku nekk ci ñu jàng nga ci moom bon parce que moom moo nekkoon suñu relais ak diggante ak suñu papa vraiment nit ku c'était un être humain te il était comme on dit comme ni ñu doon waxee yonent bi alayhi salaam moom mooy le Coran qui marche moom moo doon sermon Seydina Limaamu bi dox ci kaw suuf. du jafe la de parce que c'est un homme je ne veux pas dire un homme secret mais c'est un homme très très réservé loolu rek déjà c'est un homme très réservé. c'est quelqu'un nag de très 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 moderne. liggéey poste quelque temps et puis après il a éprouvé le besoin dem yokk njàngam c'est la demee en France dem defi ingénierat en informatique lépp loo xam ne rek ñun ñii xam nañ ko ci àdduna xam na ko te jàng na am na te aussi jël na njabootam yóbbu la ñu jàngi doomu jigéen sax am nañu ay master 2 ay master truc ak yooyu taawam bu góor
il a il a 2 licences, il a 2 master 2, il est c'est ça, c'est un homme moderne mais nag très très réservé te aussi am naa yeddaange boo xam ne bëgguma ko waxal loo xam ne moom waxu ko du ko neex parce que respect bi ngay jox nit mooy nga koy waxal loo xam ne su ëllëgee su ko déggee dina kontaan mais xam naa ne daal nit ku jub la nit ku dul tooñ la parce que boo génnul si ñi doo leen tooñ ci làmmiñam ci jëfam ak ci li muy def mën naa waat nit ñi mucc nañ ci ayib ci moom. non fii xam nga ñun suñu maam Dior seen ama Dior ci biir kër gi école bi kat temps yi la disparaître sax dafa amoon école mu jëli ku ñuy wax oustaz si mu ñëw mu ñuy jàngal ci kër gi fa la ñuy jàng alxuraan wàcc fa alxuraan bu pare nag bu jël ñu ba ilimaan kii mbay ilimaan xaafisu xuraan la woon mu jàngal ñu daan jàngal alxuraan en même temps vieux Jibril Gaye imam aussi ñu jàngal ñu alxuraan en même temps bu ñu ñëwee fii Yoff bu ñu daan xam nga daan def Yoff ak Cambérène bu ñu ñëwee fii Yoff maam Mbay rakam daf ko ubbiloon fii école bu ñu ñëwee ñu jàng foofu pendant l'année scolaire bi nga xam ne commencé nañ jàng français parce que ñun suñu kër fii depuis maam Sina Issa Rohou Laye les premières écoles en dehors de Dakar au Sénégal Sina Issa Rohou Laye ma ko ubbi ak Cambérène dans les années 40 donc bu ñu ñëwee fii bu ñu jëlee vacances dañuy jàng alxuraan pendant les vacances nafaraat li ñu jàngoon ñoom si foofu la ñu jógee moom mi ngi nekkoon Blaise Diagne dem ba am brevet door a dem bi si leen demee si leen sa maam jël leen arrêté leen études contemporaines yi yóbbu leen ñu jàngi diine seen diine mais quand bi ñu ñëwee foofu comme que soriwoon nañu ñu boole ko ak def télécommunication loolu moo tax bi ñu ñëwee ñu am métier parce que ñun suñu kër ñëpp am métier ñëpp ñu am métier. ok donc moom bu mu demee extérieur mu jàngi pour parfaire li nga xamante ni mooy formation yi ñu doon def dafa toog foofu liggéey wala après dafa jàng nit si. non toog na fa exercer mais loolu beneen jamono boo xam ne am naa autorisation dinaa leen ma gën a mën a wax mais li ma mën a wax mooy li nga xam ne ñëpp xam nañ ko te wala boog li ma xam naa ci loo xam ne ñi xamuñu ko mën naa ko wax loo xam ne vraiment mais tey jii ko surtout dootu suma xarit dootu suma kii sama kilifa la parce que tey dafa sol beneen mbubu boo xam ne sama diggante moom dinaa am beneen doxalin may doxal ak moom waaw du seul sama réserve mais di nga seet li ngay wax jëme ko ci moom di nga seet li ngay doxalee ak moom parce que dafa am su fekkente ne gëm parce que nit ki man je parle toujours ne quand on appartient à un groupe nañu am courage et puis honnêteté doxal la groupe ba bëgg bu la neexee nag nga ne man bokkatuma ci nga gën dem sa yoon en ce moment nga def lu neex mais tant que yaa ngi appartenir à un groupe tant que tu es sénégalais tu dois faire ce que les lois sénégalaises demandent et ne pas faire ce que les lois interdisent man tant que maa ngi toog ma ne bokk naa ci njabootu Seydina Limaamu gëm naa Seydina Limaamu laayeen la ahlu laay la bokk donc war naa su may dox su teg sama tànk ma teg ci tànk manqué man évidemment parce que nit aussi alkamaalu lillaah yàlla rek moo mat mais dinaa ko teg ci loo xam ne tamit du dëppoo na ak li nga xam ne moom lañ doxalee mais li ma xam ci moom daal mooy que vraiment nit ku yiw la boo toogee mu waxtaan ak moom di nga ko naw parce que lu mu xamul du sa wax te dina am nag courage aussi nag wax li mu xalaat ci njëkk ak teranga ak ci vraiment ci njëkk ak teranga ak sutura vraiment waaw. intronisation bi ñëwee. non c'est-à-dire intronisation moom dama ko yëg mais ñun amuñ intronisation mais moom dama ko yëg vraiment moom moo ko yëg am na loo xam ne tey boo ko mënoon wax di nga ko wax mais man gëm naa ni tonton Doudou Matar bi ma xamoon ak le xalif général Seydi Mouhamadul Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu al-Mahdiul Muntazar alayhi salaatu wa salaam en toute honnêteté su fekkee ak yàlla ma doon wax ki ma xamoon ak ki ma xam léegi du benn ni may defante moom aussi ak ni ma doon defante moom démb du benn am na parce que benn worma bi nga xam ne tey jii dox na suma diggante moom mu neex ma mu naqare ma soo ko xoolee xam ne kii ak kooku du benn waaw c'est que nit ñi aussi dañu oyofal le xilaafa parce que nit ñi dañ ko jël rek comprendre comme ni ma ko wax sànq rek fonction d'une fonction à une autre ay bon mais j'ai chef de service aujourd'hui je suis promu à être directeur mais ça c'est la connaissance c'est quelque chose qu'on a appris qu'on met en œuvre non mais le xalifa c'est pas du loolu Pape Mountakha tey jii boo demee ma nga xamoon démb ak tey wallahi du benn tey su tëddee guddi la muy yëg ci yaramam la muy yëg ci kii ci charge spirituelle ak ci loo xam ne jóge na ci way juram ak maamam mu wéetal yàlla ak muy tey ji bilaay du benn c'est la même chose ak kii
c'est-à-dire que boo xamee loolu nag képp ko gis muy kilifa yàlla am lu mu ko yan rek di nga ko bàyyi xel daal lu mu def erreur dina am fooy mën a yem ak moom ak looy mën a defante moom war ma boobu nag suñ ko amee rek yàlla wàcc war ma su ñun mais ñun on a trop tendance à être cartésien ci biir diine on va à l'école on apprend des choses ñëw toog ñu bëgg a xool bët bi ñuy xoolee mathématiques yi bi ñuy xoolee informatique bi ñuy xoolee la comptabilité ñu koy xoolee jëfi diine suñ ko doon xool suñ ko dee xool noonu rek dañuy juum waaw. non mi ngi Cambérène actuellement rejoindre gul le domicile xale parce que xalif bi ñaari kër la am benn Cambérène benn Yoff bon mais xam nga tey ji man suma wajur mu génne àdduna Ablaye dafa ne kër gi kenn du fi génn tant que jigéen ñi sol muruñu ba jeexal mu leen yor leen di leen jox dépense tous les jours que je fais chaque mois mu yëkkati 1,5 million francs ci jamono jooju 2001 tekk sama loxo mu ñëw indi ko ci kër muy dépense kër pour un mois Serigne Ibrahima moo doon def loolu bon ñu bari xamuñu loolu mais Serigne Ibrahima moo ko def 1,5 million ma doon jox chaque fin du mois yàlla rek moo tax may wax mu jox 1,5 million teg sama loxo ma ñëw jox ko waa kër gi moo ñuy dundee pendant 5 mois yi nekk ci kër gi man mën a toog leen ba kenn ku nekk nga rejoindre sa kër nga defar sa kër nga say doom jël la nga dem sa kër waaw. lan moo ngay retenir tey lu la marqué ci xalif bi actuellement. kii man de su ma mënoon dugg ci boppam xam li nekk ci boppam je serais un homme heureux su li ko maamam wax keroog bi mu duggee jàmmalaay li ko maamam wax je serais heureux de pouvoir rentrer dans sa tête et lui dire wala mu jox ma écouteur ma déglu quoi waaw j'aurais bien aimé parce que xam nga ñun yàlla daf ñu may diine c'est pour moi diine c'est quelque chose de réjouissant c'est quelque chose de daa mbégte la daal mbégte diine mbégte la metti na lu metti mooy indi mbégte da nga xool rek jigéen mu toog pendant 9 mois denc dara ci biiram ak coono yu am mais bu amee délivrance rek mbégte mi muy am soo ko waxoon ëmbaatal tey mu ëmbaat noonu la diine mel diine war mel si ñun bon daf ñuy jégaloo perfection parce que ñun ñëpp kenn matul mais diine rek mooy tax yenn saa yi nga def benn erreur bu rëy ba si yàgg diine delloo si la bon nga kiyaat loolu nag tey ji moom tey su ma toogee moom vraiment damay am mbégte quoi et parfois damay am envie de trop faire pour lui parce que dama naan yàlla na rek yàlla may mu réussir ni ay magam réussir kenn ku nekk am nga empreinte Baye Ciss dafa am empreinte ci diine ji dafa indi loo xam ne amu fi woon maam Alassane laa ñëw indi fi amul woon Baye Ablaye Thiaw la mu doon def te amu fi woon mu ñëw feddali ko ci xilaafaam ba bi ko yàlla def mu feebar ba xam ne vraiment mënatul woon génn ay njabootam ak ay saaba yi taalibe yi ak ay doomam vraiment jàppale ko kenn ku nekk sa boor ngay liggéey pour que kër gi gën a jëm kanam te loolu moo tax kër gi agsi bi mu toll parce que kenn ku nekk ñoom liggéey na liggéey boo xam ne bu rafet quoi bu rafet bu yanu maanaa daal waaw. d'accord donc nan nga jox tey ne noonu la war a mën a gérer li nga xamante ne moom xalif bon xam nga kenn ku nekk na tu gères avec ta propre personnalité bon ñi dañ lay jàppale mais xam naa li ma xam ci moom daal mën ko wax mooy que moom nee na te wax na ko ay rakam dégg parce que c'est quelqu'un qui aime bien ses frères il les adore fa moom loolu moom xam naa si dara parce que damay toog ak ñoom ñu wax ak ñoom mais il les adore billahi wallahi du ay caaxaan il les adore kenn ku nekk ko ci wax moo barke démb rek ma jox benn tissu ma koy yóbbu ñëw xam nga ko jox Imam Moudou Makhtar sama voisin moo ko jox moo jógee Europe indiwale ko benn tissu basin bu rafet mu ne ma ça c'est mon petit frère moo ko jox mais vraiment xoolal tissu bu nice bi dama bëgg ñëw bu rafet mu bëgg ci gi mu ñëwal ko ñëw bu rafet donc xam nga loolu c'est peut-être des gens duñ ko xam mais c'est des relations yu existé ak ñoom seen biir Mamadou Lamine Mame Diine c'est des gens yoo xam ne il les adore ay doomam sëy naa laay mi tey dama toog nit ñi ngeen bàyyi jox leen dama toog muy wax ak moom téléphone mais c'est-à-dire da ngay xam ne ñii ça fait plus de 40 ans ñoo nekk noonu Maroc mais loolu ñu respecté woon amour boobu ñu amoon moom lañ doxal ba ndëgër bi tey suma grand frère toog na ñetti fan mënul génn parce que dafa ko ñeewante woon ci xilaafa gi dal ci koom dafay jooy ba moom dafa sànq gën a sànq dafay jooy ba ñetti fan après ñeenti fan la ngay door a gis ñeenti fan lay door a génn parce que simplement sensibilité bi am par rapport ak moom mais moom nag c'est quelqu'un de très posé et de très évolué sa dëgg li mun na sër ci diine ji maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla may ak ko man jàppale ñun ñëpp on a l'obligation ñu jàppale ko kenn ku nekk la nga man jaaykatu caaf beeg jaaykatu gerte bi mool beeg ingénieur beeg maçon beeg ñun ñëpp kenn ku nekk am na loo xam ne man ko indi ci édifice bi te vraiment loolu bëgg mais nag am na lu wax
mu ne ma jël mu ne wax su ngeen jubóowul ma toog di leen seetaan mu ne dama bëgg ngeen jubóo ngeen bëggante fii mënu fi indi dara lu bees loo xam ne seen Limaamu indi ko fi ñun ñëpp dañuy ñëw pour defar pour feddali li fi Baye lay indi y a rien xanaa kay peut-être c'est les moyens qu'on va innover ak yooyu mais amul dara de nouveau bëggante leen toppante leen jàppalante leen te bu kenn xas moromam kenn ku nekk am na lu man ku nekk la mu man na nga ko bàyyi ak moom jàppale ko ci c'est pas fabriqué wax ji su génnee kenn ku nekk soo ko déggee di nga xam ne kii moo ko wax mais man de ku nekk nag am nga droit jël sa bopp man amul benn njabootu Seydina Limaamu buy dox ci kaw suuf nga nekk taalibe wala nga nekk joom wala nga nekk sët te aw ma ak yow jàmm franchement c'est parce que c'est mon choix adduna choix la sama choix la su may rakk ma gën naa ñi ma gën naa ay 20 ans ñi ma gën naa ay 40 ans su ma gisee ak ñoom da nga yaakaar ne sama morom lañu ñi toog fii samay doom lañu parce que c'est le choix que j'ai fait ne man bala maa bëgg nit naa bëgg sama bokk pare parce que Dieu a choisi mes parents pour moi donc li yàlla def ma koy jéem bëgg et te am nañu chance ñun bari nañu de mais am nañu chance peut-être am na xaw ma lan la yàlla ma ko def que ñun dafa mel ni bariwuñu parce que pour gisante dafa yomba on est dans la même sphère géographique on est peut-être à quelques 50-70 kilomètres maximum de différence et on a les mêmes trucs te honnêtement suñuy papa yi fi nekkoon waxuma sax suñuy maam yi lu gën a yomb rek gën a jege suñu papa yi defoon nañ ma xam ne ñun xamante wu ñoon man aw ma rakk mu bokkal ndey ak baay man je suis le dernier de ma mère mais les gens pensent que am na ñi nga xam ne ñoom les gens pensent que baay ñu bokk ndey ak baay samay rakk lañu parce que simplement ñun amuñu woon xaj ak seen par exemple Serigne Ablaye sama yaay moo ko daan fóotal moo ko daan paaseel te pourtant du soxna si magam la sama papa soxna rakkam ñoo ko daan defal leen wala di ko toggal mu ne plat bëgg naa ko ñu toggal loolu nos parents nous ont appris à qu'il n'y ait pas de clivage entre nous te à nous nag de le perpétuer def ko suñuy doom def ko suñuy rakk ainsi de suite parce que am nañ rakk yoo xam ne ñun mag nañ leen lu bare waaw am na rakk yoo xam ne par exemple ñoo samay doom maase mais terewul ñoom samay rakk lañu samay kilifa doom lañu man su ma doxalewul samay doom wan leen ni kii seen kilifa la samay doom duñ leen respecté donc ñun loolu la ñu war a doxal suñu biir et puis chance bi ñu am ñu bëggante ñu doxal ko et puis topp si suñu ginnaaw papa yi ñu topp suñu ginnaaw xalifa ñun ñëpp ñu jàppale ko kenn ku nekk nag xam naa ne moom am na lu mu wax ne kenn ku nekk fa nga nekkoon la nga fa doon liggéey yàlla jàppale dimbali la nga continuer di ko liggéey gën ko jàppale ci moom ak ku mënti doon nag loolu moom jël naa ko ci làmmiñam mu wax ko te dinaa ko véhiculer kenn ku nekk ak foo mën a doon muy man muy keneen la nga doon def ba nëgër ni ba tey képp ku ñëw ne la bàyyi ko dafay wax lu ko neex xalifa bàyyi loolu ko ay rakam nee na balaa def dara dina wax diisoo ay rakam waxtaan ak ñu ba pare su amee war a diis ay doom waxtaan ak ay doom mais ñun bu waxtaanul ñun sax war ñu wax dara parce que ñun suñu ay ñun dañuy ñëw pour jàppale leen rek jox leen suñu avis suñ ko defee baax na bu ko deful baax na mais tey jii ñoom mooy seen mag ñoom lañ ko jàppale te vraiment déggoo nañu déggoo boo xam ne am naa yaakaar ñun buñ doxalee loolu suñu biir parce que boo xoolee sànq dama xëy benn nit bu ma wax turam sax mais sama procureur mu yónnee benn message mu soratu Ujuraat mais boo xoolee li ci yàlla wax ci jullit ci mbokk ci yàlla wax rek dama toog ba sax ma ne mais man ñii man maa ngi doon bañ a waxtaan ak ñoom de mais defe naa lii rek war na mën tax mu waxtaan ak ñoom génne ko tas ku ko dégg xam ni yow lii mooy sa rôle bi nga war a def ci sa xeet ci sa diine ci kuréel bi nga bokk rawatina nañu ay jullit waaw loolu laal mën naa ko ci wax. bu dee tamit am na loo ci bëgg a doon loo xam ne waroon naa koo wax te waxuma. waaw événement yi Maam Rane ñaanu Maam Rane dañu tombeel ci jamono yoo xam ne xew-xew dafiy jafe ndax la pandémie mais nag comme que tey jii pandémie mi ngi fi te am nañu ay pexe yoo xam ne mën nañu def suñu organisation teg ci li nga xam ne dëppoo na ak liy tax ñu moytu pandémie bi ñi am xam-xam bi am man-man bi te man ko def nañ ñëw toog waxtaan ci ak ñun ñu def ko comme que ñun ñoo fi nekk ci ay njabootam ñu defee ko noonu nga xam ne dañ koy def te du indi dara benn gàllankoor ci nit ñi su fekkente ne mënul nekk ba ñu xam ne mënul nekk mais en ce moment ñu defee ko neneen parce que y a toujours des moyens ñaan la parce que ñaan Maam Rane da nga koy ñaanal pour yàlla dool yokk ay leeram dañu am njorte rek ñu ne mu ngi am ay leer parce que àllaaxira kenn xamu fa dara dañu am njorte rek yàlla moo wax ne boo defee lu baax ma fay la ko te am nañ yaakaar defoon na lu baax
ak ñeneen bon ñu yaakaar ni su ak lu mënti demeti ak lu mu for ku soxla ñaan la parce que nit la ku yàlla bind ñu war ko ñaanal fàttaliku ci ay jëfam ju baax fàttaliku ci ay waxam ju baax ñu topp ci ginnaawam bon xew-xew boobu nag le seet la mun ci yàlla yóbboog jàmm bon kuñ ci mën a jàppale tamit nga jàppale nu ci ñu defee que ni nga xam ne noonu la ko xalif bi bëggee parce que amul benn événement bu ñu am fii ci kër gi te du xalif bi moo joxe ndigal li waaw ñun fii li ñuy def man bokk en ce qui me concerne te góomu ni men na njabootam fii ci kaw fi ñu teg ni ñu mën a dem def dara loo xam ne dëppoowul ak bëgg-bëggam parce que loo ci def it nga ñëw tàggu ko parce que quand même moom mooy yor ndigal li soo ko tàggoo mu teg la ci yoon wax la defal wala bul def wala defeel ni la nga cam su la laaj sa xalaat la nga cam man pour defar ko nga wax ko mu rafetee mu ànd ak yow ci loolu bon je pense que comme ni ñu ko xalaatee ñun ñëpp bon il est au courant ñu waxtaan ak moom mais ci pandaw jën moom ci moom la dépendre dinañ fexe ba teg ci loxoom loo xam ne bu ko xoolee dina ci kontaan ne lii kat mën na nekk waaw su mën na nekk ñu doxal ko noonu ni ko bëggee mais fu waay toolu rek la nga seqoon ak moom nga ñaanal ko jàmm ak salaam daal ci àllaaxira ga mu nekk. waaw ñun xam ma remercier leen rek boo bëgguma woon parce que xam nga jamono dafa xaw a jafe boo waxee rek ñi am fu nga dëkkal te man mi wax ak nit ñi matuma bon j'ai mes insuffisances ak yëpp am na ci donc nit ki buy toogee di wax déglu li muy wax lan la ak nga xool maanaam it te nga bañ a xool kii wax lan la mais dama am yaakaar ni comme que ñaan ngeen ma ko ma bañ wala après ay nit ñu wax ñu ne bon wax mën na rafetal lu nekk je me suis dit effectivement naa ko jël côté boobu te ñaan yàlla tamit képp ku ko dégg rek nga jël ko ci rafetal parce que jàmm ji ma am ak ñëpp nag jàmm jooju dara du ko dindi bu soobee suñu borom su dee ci man lay jóge ku ma tooñ it naa la baal parce que man bëgg naa su ma tooñee ñu baal ma waaw loolu mooy li nga xam ne mën naa ko ci def te ñu bëggante soppante li seen Limaamu Laay waxoon alayhi salaatu salaam ñu bëggante soppante vraiment parce que benn góor bu yàlla bu mag vraiment ku ma naw muy Pape Ibou Sakho yàlla na ko yàlla yéegal ci àjjana gën a kawe dafa am wax bu ma waxoon bu rafet sax ma ñëw wax ko doon nettali benn affaire ma nekk pare mu jox mu ne waa am jëlal li ngàndaay waaye nag maa lay xamal mu ne ma nga kër bu ci nekkee surtout njaboot gu mel ni ko xam ne dañu koy dàkkantal si yàlla mu ne li ci gën rafet mooy loo dégg bu dee lu neex muñal bu dee lu naqari xaaxataayal bañ defaree naqariwul la te kala tooñ mun naa mën na ko jël nga saafoog moom dina ne kii dafa dof kon dootuma ko tooñ parce que kii su ma ko tooñee dafay xaaxat nga jégal dem sa yoon mu ne ma loolu mooy defar kër parce que ni lay dégg bu metti noonu ngay dégg nit doo ko tey muy wax bu am solo wax bu nitee wax bu am solo maa ngi jégalu ñëpp di wax nag ne encore une fois képp koo xam ne rek wax ji heurté na la du sama intention duggee ma ko woon jàmm ji ma am ak ñëpp moom laay continuer am ak ñëpp mais aaxiru kàllaam nag mooy du ma secrétaire xalif bi du ma porte parole am utuma ko ci kenn mais nag lépp lu baax lu ma gis ma xam ne dina ko yokkal jàppale ci diin ci xilaafa gi li xam ne yàlla teg na ko dinaa ko def képp ku ma gis ma xam ni ku baax la te bu ñëwee toog ci wetam wala mu gisee ak moom dina ko yokkal dara ci xilaafam dinaa ko def lépp lu may dox te ma xam ne lii dina baax ci moom dinaa ko def lépp lu ma mën a indi ma xam ne lu baax dinaa ko def te lépp lu ma gis mu koy yàqal dinaa ko def dinaa def rempart ci njëkk ak taranga ak sutura loolu moom mën naa ko wax mën naa ko teg mën naa ko xas li si des nag taalibeem laa doomam laa mais nag am naa fierté ne sama xarit la ça moom je le réclame oui fort sama xarit la waaw Baye Cheikh sama xarit la woon Baye Ablaye sama xarit la woon Papa Rane sama xarit la woon am naa chance ñax sama ñax kenn ku nekk ma gaaral la Mercedes sa buntu kër 1981 ba 1996 donc am loolu dama koy bàkkoo parce que dafa defal samay bàyyi je suis heureux que tey jii mënatuma ko mais ma def ko ba pare ba may nekk ndaw di daw ma avant ma jënd oto Baye Abdoulaye Toula jëkk jënd oto en 1981 temps yi la XM xew ma jënd la mu ne DS la bëgg ma ne ko DS xew yi na jënd la ko XM sama papa jënd naa ko Mercedes Baye Ousseynou lay jënd naa ko Mercedes ak sama papa yëpp kenn ku nekk jënd naa papa Mamadou Lamine rek laa jëndul oto moom rek laa jëndul oto mais xam na ni am naa mbëgte am naa ak cofeel ci moom ak doomoo ci moom goo xam ne xam na ni sama bëgg-bëgg dépassé na oto ak moom te defal naa ko ëpp oto parce que déggal naa ko nekk naa doomam muy yónni fu ko neex et ça j'en suis heureux et j'en suis satisfait
waaw man loolu mooy sama mbégte mooy njabootu Baye Laye ma nekk seen surga nekk seen truc mais je suis pas parfait nag j'ai fait des erreurs j'en ferai encore si j'ai 100 ans j'en ferai encore peut-être je ne ferai pas les mêmes erreurs mais j'en ferai je suis un être humain dans le vrai sens du mot mais nag plein d'amour yi xam ne yàlla bëgg ci ñun waaw man ku bëgg nit ñi laa sa dëgg-dëgg maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla defal leen jàmm